jëf ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix da leen ak jàmm ci l'édition du soir xam ngeen ne démb ci dimanche ji le président Macky Sall fal gouvernement bu bees ci Sénégal gouvernement boobu nag liñ ci seetlu mooy kàngam yu ëppoon ci APR en tout cas ñi ñu ko doon tuddee jëlee nañ leen ci gouvernement boobu la ñu seetlu tamit dugg ko parti réew mi bu Idrissa Seck bi nga xam ne yor na ci ñaari portefeuille ministériel moom Idrissa Seck sax moom la ñu fal président conseil économique social et environnemental bi nga xam ne soxna Aminata Touré moo ko jiite woon nan lañ mën a jàngat war a bokk yan jàngat lañ mën a def ci pal yu yees looyu de lan mooy ëllëgu Sénégal ndax gouvernement bi ñu taxawal ni ñu waxee ne relance économique moo ko tax a jóg génn Sénégal ci crise économique bi mu nekk ginnaaw bi ñu nekkee ci Covid 19 lii lañ nar a waxtaane tey ak suñu gan muy Moustapha Diakhaté ancien parlementaire ancien président du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale waaye tamit bokkoon ci APR bokk sax ci ñi nga xam ne ñoo taxawaloon parti boobu di Alliance pour la République Moustapha Diakhaté maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. sëñ Moustapha maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu waa groupe Walfadjri bi yëpp. di nuyu waa Sénégal tey ñaan yàlla waxtaan bi ñu fi waxtaanee amal njëriñ askan bi. jërëjëf alors dinañ waxtaan ak étape par étape ci li nga xam ne moo xew ci réew mi rawatina diggante Idrissa Seck ak Macky Sall rawatina ëllëgu Sénégal ak gouvernement bees mais dama bëggoon ñu taxaw ci APR gi nga xam ne xam nga ko bu baax xam kàngam yi ci nekk ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci APR bokk ci gouvernement bi forcément xel yi day dem ci Aminata Touré xel yi dem ci Amadou Ba xel yi dem ci Aly Ngouille Ndiaye Omar Youm démb à la surprise générale ñu ne génn nañ ci gouvernement bi pour yow lan la Macky Sall wala reproché ñooñ nga xam ne moom ak ñoom la depuis daanaka 2008 ou 2009. jërëjëf effectivement démb ci remaniement bi nga xam ne moo am démb loolu bokk na ci li gën a fës. muy seppi gum mu seppi ñoo xam ne ay kàngam lañ yu àndoon ak moom 2012 ba léegi. man sans wàll bopp rek li ma koy jàngate mooy ñooñu mu génn ñëpp kenn ku ne moo la sàkku woon ci yow nga ñëw jàppale ko ci APR. moom moo leen dem jëli. kenn ku ne ci ñoom. moo la woon ne la ñëwal nga jàppale ma. te boobu mooy xam nga dara da ngaa fekkee. dama cee fekk ay nga Aly Ngouille yooyu bokk naa ci ko doon dox. ak ñeneen kenn ku ne moo la woon ne la ñëwal nga jàpp pour ñu xeex Wade ba affaire troisième mandat di ko am mais aussi ñu xeex moom ba mu falu. ñooñu ñëpp ñëw. ñooña nag la seppi démb. ña ci ëpp. sepp bi nag jëkkoon naa tàmbali waaye na mu amee woon dafa gën a woyof. xam nga boo xoolee bi mu faluwaatee boo dee xool conseil des ministres doo fa gis ku mel ne Mbaye Ndiaye doo fa gis ku mel ne Mahmoud Saleh doo fa gis ku mel ne Mariam Badiane. parce que ñooñu da leen ni bu leen ñëwati. donc pour man du ma ko li nga wax sànq ne lan la leen di reproché. reproché wu leen dara li ma jàpp rek mooy Macky Sall nit ñi àndoon nañoo moom muy wut ba am. ba deeku loolu man Moustapha du ma ko tuddee nu li mu tudd mooy dafa wor ñi mu àndaloon. te war goog nga jàpp ne processus la depuis mu faluwaat en 2019. war gi mi ngi tàmbali. avant la campagne de 2019. Lu tax avant la campagne. gis nga Moustapha observateur yi xam naa bu fin boo seetloo campagne bi Macky Sall dafa def campagne yu boppam. waaw amul woon directeur de campagne. nee nañ sax oto bi mu daan dugg di campagne kenn du ci dugg ak moom. kenn du ci dugg ak moom waaw. ba maanaam matériel de campagne bi dañ koy installé bu ñëwee def campagne am bu paree continuer ñoom ñu def installé feneen. su ñëwee mooy wax. amul woon directeur de campagne maanaam booliwul lenn la def mooy séddale tissu yi. ak tiset yi ak xaalis bi. loolu moom am na ñu mu ko jox waaye amul benn dispositif boo xam ne campagne bu ñu ànd ak moom def ko te loolu da cee wax ak nit ne daa bëgg campagne noonu. ngir bu faloo du ñu am ci moom benn pression. du am benn compte bu muy rendre kenn. du am compte bu muy rendre kenn mu teg cee bi mu faluwaatee ba noppi. ba bi mu faloo ba avant muy pare seulement déggoon nga fi mu ne day dem Maroc. waaw parce que dafa bëgg a former gouvernement sans aucune pression. loolu mooy lan bi mu amee li mu doon wutaat. la mu jëkk a def mooy boddeeku maanaam aakimo ko ñi nga xam ne ñoom la àndoon di ko wut. di ko wut 2000 ba am ko ñu ànd ak moom di liggéey ba mu am bilan. ba tax Sénégal yi falaat ko mu boddeeku leen loolu nag Moustapha amul ñaari tur benn tur la tudd. mooy Macky Sall dafa wor ñi mu àndaloon. d'accord loolu nag gis nga Moustapha su ko nit defee maanaam boo nekkee kilifa politique. te ña nga àndaloon nga tàggoog ñoom. loolu dafa bokk ci ñetti dee yi nga xam ne nitu politique daf koy dee. ñetti dee moo am. ñetti politique day dee ñetti dee. benn dee bi mooy ñi nga àndaloon nga tàggoog ñoom. muy benn bu ko politique defee rek mi ngi jëm ci faatu. bi ci des mooy loo wax desutu ko gëm. Macky Sall wax dëgg yàlla jàpp naa ne wax ay waxam moo xiinu suba moo yem ci réew mi nit ñi tegatuñ ko fenn. du leen tee liggéey. nit ñi tegatuñ ko fenn bi ci des. mooy nga yorum réew ba noppi abîmer la république. abîmer la république mooy lan. abîmer la république mooy kenn yi nga xam ne ci la république war a taxaw muy constitution
loi ak règlement bis bu yàlla sàkk nga di ko jalgate. di gouverner sa bànneex say désir loolu boo ko defee maanaam république bi da nga koy nërmil ñett yëpp benn bu ne Macky Sall def. da nga jàpp àgg nañ foofu ak Macky Sall. àgg nañ foofu moo tax ma jàpp ne en réalité le Sénégal a tourné peut-être démb la gën a fës. la page Macky Sall parce que d'habitude ñaare boo daan def. conseil le Sénégal a tourné la page Macky Sall. il a tourné la page ma xam nga lu tax. pour yow Sénégalais yi pare nañ ci Macky Sall. pare nañ ci moom mu xam ko mu bañ koo xam Sénégal yi tourné Sénégal day mer fanaanal. Sénégal day dank fanaanal moo tax meram garaaw. xam nga démb ba maanaam conseil remaniement ministériel. ñaare bu ma saan am da lay fekk xëy na sa popularité di daanu nga boo ko defee nga yëkkatiku nit ñi yaakaar judduwaat. parce que même bi mu fi toogee léegi moo yaakaar yi mi nga doon màbb. Sénégal toll ci ay jafe-jafe mbas mi mbënn mi mbëkk mi yooyu yëpp boo ko boolee mu am maanaam nit ñi commencé am looy naqari. normalement. remaniement yaakaar dafa war a judduwaat yaakaar daa war a judduwaat démb. waaye nag remaniement ministériel bi non seulement yaakaar dafa deewaat mais am na leneen lu ci dee. mooy li ñu tuddee woon suñu bopp ne dañoo bëgg a dekkal ngor démb dañoo rey ngor. dekkal ngor ga taxoon APR juddu. ba tax APR juddu démb nag dañoo rey ngor. mooy li ma la wax boddeeku gi mu boddeeku ñi ma àndal ñëpp ñi ma àndal ñooñu ñu boddeeku ñu des ci ñoom ba léegi Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba. Soxna Aminata Touré est-ce que yaakaar nga ne ci appareil bi ngeen bokkoon muy APR ñoom tekki nañ fa dara est-ce que représenté nañ fa dara en réalité. waaw xam nga APR mënoo tudd ne diw tekki na fa dara wala diw ndax kenn ku ne la nga cee yoroon na ko si ñëw Macky Sall moo ko jox maanaam Macky Sall 2000 bi ñu créé parti ba léegi. moom mooy statut parti bi. mooy règlement intérieur du parti bi mooy parti bi su ko defee lu fa waay takk ci ndoba tànk moo la koy jox maanaam nit ñi amuñu légitimité démocratique c'est-à-dire loolu nag moo ko bëgg moo bëggee noonu mbir mi parce que bu nit ki amee légitimité démocratique doo ko mën a jékki-jékki rek seppi ko sànni waaye su fekkee li mu yor yaa ko jox saa su la neexee mën nga ko noonu parce que boo xeloon naa ko gëm ndax 31 décembre bi ko Aliou Diarra ne sa parti bi pëccëxoo amul organisation amul dara daf na ko respecter suñu parti parce que ñun ñoo ko bëggee noonu déedéet ñun bëggee wuñ ko noonu moom moo ko bëggee noonu maanaam moom moo def APR ak gurgur maanaam kenn ku ne la nga yor moo la koy jox finalement d'ailleurs ginnaaw moom rek mooy constante bi nit ñëpp ñëw agrippé wu autour de lui kenn ku ne di sa noonu morom loolu mooy maanaam moonu daal mooy APR kenn mënu la ne tekki na fa lii Macky Sall rek a tekki moom sax man gëw ma ne tekki na parce que normalement mandat jeex na boobaa léegi mën na 6 ans parce que mandat bi 5 ans la war a am bi mu amee yow dañ ko war a renouveler c'est-à-dire qu'aujourd'hui Macky Sall c'est peut-être jiite gi mu jiite APR c'est un dirigeant légal mais c'est un dirigeant illégitime parce que son mandat est waratul jiite APR son mandat est terminé daa war a renouveler mandat bi te defu ko loolu waa APR war nañ cee wax ñëw non duñ ci wax waa APR moom sëñ bi Moussa gars yi gay lim ne ku ne mot mbaa mot justement ci APR googu sax boo seetloo dañ naan en tout cas loolu laa gis tax xibaar yi ko wax ne ñi ñu génnee Amadou Ba dañ ko prêter ay ambition présidentielle Aly Ngouille Ndiaye am nañu ne sax Aminata Touré bokk na ci ñi gën a opposé wu à un éventuel 3e mandat est-ce que dafa am lu tubaab di tuddee délit d'ambition ci biir ah oui non c'est clair délit d'ambition am na ci maanaam y a 2 délits à l'APR délit d'exprimer sa pensée sur le 3e mandat défavorable maanaam wax ni Macky Sall mënut a am 3e mandat. loolu délit boobu mooy yow expérimenté nga ko. waaw man xam naa lu muy saf beneen délit bi mooy délit d'ambition j'allais même dire soupçon délit d'ambition. ok gis nga ñi mujj génne. kenn rek laa ci jàpp ne xëy na maanaam accusé wuñu ko délit d'ambition présidentielle. muy Abdou Karim Fofana. waaye ñi ci des ñëpp. kenn ku ne Macky Sall jàpp na ne. daa bëgg nekk maintenant loolu. te parfois sur la base de soupçon wala de rumeur soupçon peut-être ak renseignement di déglu téléphone nit ñi di espionné wu. loolu lépp am na ji. waaw lépp ci nekk di espionné wu nit ñi di xam fu ñuy dugg ak ku ñuy waxal yooyu yëpp a ci am. su ko defee moom maanaam képp koo xam daa jàpp ni da ngaa bëgg a nekk président da ngaa bëgg a nekk candidat wala bu mënu doo ko nangoo jàppale ci kii bi loolu délit la daf la cay maanaam li muy di jëkk a def mooy génn mais nag Moussa loolu. dama jàpp ne foofu aussi ngoree di la. parce que muy Aly kenn ku mu ci man doon moo dem sa kër ne la dama bëgg nga jàppale ma. Moustapha ñu ñëw ci parti bi jàppale ko ba parti bi jox ko 1er mandat. jox ko 2e mandat lu tax mu jàppale ñooñu ko doon jàppale ñoom amuñu sañ-sañu laaj parti bi pour mu. comme ni mu ko laajee woon comme ni mu ko laajee woon. loolu li muy tekki mooy li ma wax sànq ba léegi parce que dama bëgg ñu bañ a compliquer mbir mi. maanaam Macky Sall war ku mu àndal démb. daf ko yomb loolu nag dafa am benn kilifa politique gu ma mas a wax jamonoy parti socialiste. waaw. jamonoy PDS damaa mas a dem ci moom di ko wax nag waa ndax doo ñëw jàppale président Abdoulaye Wade mu ne ma ñemewumaa ñëw PDS ma ne ko lu tax mu ne ma ni Abdoulaye Wade di toroxale nitu démbam moo tax ñemewumaa doon ganam kooku xam na nit
waaw mu ne ma li Ablaye Wade di toroxale nitu démbam moo tax ma ñemewaa jël moo tax ma jàpp ne ñoom Idriss Seck ak ñoom Omar Sarr ak ñii ñëw war na ñoo xam ne ni Macky Sall di toroxale nitu démbam ku mu àndal ànd ba gëm Moussa Badiane da nga wax lu am solo te il faut ñu taxaw ci mooy ñu bañ a compliquer mbir mi parce que depuis démb ak tey quand même booy déglu analyse politique yi mel ne man ak ñeneen dañuy compliquer mbir mi bëgg ko nañ ko expliquer mu simple est-ce que tey yaakaar nga ni ñi nga xam ne ñoo génn muy ñoom la génne génnuñu Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Aminata Touré ñoom génn te ñoom sax man sax xam nga daanaa wax bañ génne ma waaye ñoom waxuñu dara dañ leen a ji damaa tooñ bañ génne ma est-ce que yaakaar nga ne ñooñu mel nañ ne yow ak ñeneen peut-être am fitu défier le président waaw xam naa maanaam dem wuti seen nga lang bopp am na ñu ko ci gëm gëw ma ne ñëpp mi ngi ci ñoom waaye nag gis nga Moustapha asgor kenn du ko puus ba mu sës gis nga am xar sax yow boo ko poussé ba mu sës mu wan la boppam muus soo ko tëjee ci néeg mu song la c'est-à-dire que asgor kenn du ko toroxal kon da nga jàpp ne nit ñi toroxale enfin ni jàppee ne ñu bëri jàppe nañ ko toroxale Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye mën na am ñu jékki-jékki fippu wut seen langue Sall bu tekkee dara ni Ablaye Wade dale woon ci kawam rek a tax absolument Macky Sall du fit wi du xam-xam bi du parcours politique bi mais bi Ablaye Wade dale ci kawam ni mu dale ci woon ci kawam mu fippu ay nit ànd ak moom fippu ñi nga xam ne ba mu bëggee dara daa ànd ak ñoom dem ba am dara toroxale nii mu leen toroxale jàpp naa ne duñ ko bàyyi mu sotti gis nga Moussa waxuma la sax ñoom bu ñu deful dara waaye Macky Sall quel que soit alpha dana gis lu mel ni béy bu kii dana mel ni yaakaar nga ko Sénégalais yi Moussa Ba Diakhaté gis nga Moussa wor ku ko def nit mu gis nga mandat bi ni mu jafee mandat bi dafa jafe xam nga ne y a beaucoup de crises yu ciy jaar dara waralu ko lu lan la pas wor bi mu laloon ci biir mandat bi keroog bi mu faloo li mu jëkk def mooy bi mu la mel ne président li wax gaa ñi mooy ku bëgg d'accord ak man na nga dem sa yoon bi mu faloo rek bi mu faloo la waa communicant yu bennooy ne leen léegi ku d'accord ak man na def ne man na dem dama waxul dëgg parce que moom kenn musul xam lu mu d'accord ak Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade daan nangu li mu yoroon mu door a dem kon koo xam ne da ngaa jàkkaarloo ki nit ànd ak ñoom ne leen bu ngeen d'accord ak man na ngeen dem ku ci mënul ne muut neel mott c'est-à-dire que loolu nga di ko def ay góor yoo xam ne dangaa nekkoon ci jafe-jafe ñëw ba génn la ca Moustapha bu leen Sénégalais yi fayul itam yàlla dana leen fayul Macky Sall mandat bi dina saf sàpp ci moom malheureusement nag li ci metti mooy bu safee ci moom rek day saf Sénégalais yi est-ce que jàpp nga ni parce que cas bu intéressant la muy soxna Aminata Touré fonctionnaire international ñu bari xam nañ ko ci défendre ay principes bokk na ci ñi nga xam ne enfin depuis Macky Sall falo en tout cas ñi nga xam ne négocier wuñ elle ne voulait même pas yenn ralliement yeeg yenn transhumance yeeg yooyu est-ce que bokk nga ci ñi yaakaar ne peut-être elle est opposée au troisième mandat que finalement elle l'a payé cash. Non, elle est opposée. Ça, moom xam naa ne elle est opposée. xam nga ci ne lu leer d'accord. Non, elle est opposée au troisième mandat. Et Macky Sall sait que mi ngi opposé mais li gën a garaaw du loolu. muy lan. yow Moussa Ba seetlu nga ne 2012 ak léegi maanaam bu Idrissa tàggoo ak Macky Sall fu mu ŋaa Aminata Touré ñëw na ci kawam. oui gis naa lu ñu ci publié tey ne nu ñuy def ba def passation de service parce que. dàggaset nañ fi dàggaset nañ fi méttee métti. c'est-à-dire que lu ne yàq na ko. maanaam bu Idrissa waxee Macky Sall benn mu wax ko fukk. waay. Macky Sall nangu li Mimi Touré yoroon jox Idrissa Seck. Idrissa Seck bu toogee ca fauteuil boobee xelam war sa dal ma di ko fàttali la ma pour socialiste ba waxoon rek damaa ñëwut Ablaye Wade ndax ni muy toroxale nitu démb moo tax ñëwaa doon ganam. La transition est toute trouvée ñu wax ci kaaw Idrissa Seck est-ce que ralliement am lu la bett la. waaw c'est-à-dire que le fait que mu nangoo nekk ci conseil économique social wala ay nitam nekk ci ministère bi. bett na ma parce que schéma boobu du woon li Idrissa doon liggéey moom Macky Sall. kon am na schéma bu ñu doon liggéey. bien sûr xam nga Idrissa Seck ak ñoom Omar Sarr dafa am schéma bu ñu doon liggéey schéma boobu ñu doon liggéey nag. moo indi même le dialogue politique. schéma bu ñu doon liggéey déjà. bu ñu doon liggéey moo indi dialogue politique pour légitimer ko. d'accord aux yeux de l'opinion. et aux yeux de la majorité présidentielle. kon Ablaye Wade bi muy bañ dialogue politique xamoon na lu tax. yow itam Ablaye yor na réew mi Moustapha Ablaye gars yi fi nekk yor renseignements généraux yi ñëpp bi ñu fi nekk lañ leen recruter. xam na li xew. xam na fi gars yi doon dem ak lañ fa doon yow itam Ablaye nag non seulement bu dikkul sax président de la République day mbir xamoon na ne. boo gisee ba muy woo Ousmane Sarr nag. Omar Sarr da ko dem. xamoon na ne Omar Sarr Idrissa Seck Macky Sall am na lu ñu lal. deal la. ñu ngi deal. deal ba nag échelon bu njëkk bi mooy Idrissa Seck moom li mu war a nekk mooy chef de l'opposition. projet de loi bi nga xam ne sax ci la war a nekk chef de l'opposition defal nañ ko ba noppi. projet de loi. defal bi war a def Idrissa Seck chef de l'opposition. bien sûr defaroon nañ ko ba pare. bien sûr statut ak chef de l'opposition. Omar Sarr ñoom dañoo waroon dugg ci gouvernement bi. oui am na ñeneen ñu nekkoon ci opposition bi ñu ci waroon na ñëwaale. am na ñu waroon ànd ak Idrissa Seck ñu waroon na ñëwaale. ay alliés ñu waroon na ñëw. schéma boobu moo daw ba bu yàggul lu ko dindi nag xamaguma ko mais le fait que Idrissa dugg
nekk dans la majorité kooku moom du nekk schéma initial maintenant. Idriss Seck daa am lu mu wax démb. bi muy wax ak journaliste yi. justement raison yi muy joxe. yi dox boo xoolee kanam gi rek xam ne waxul dëgg. ah oui. waxul dëgg boo xoolee kanam gi rek xam ne day waxul dëgg gis nga maanaam la mu tax mu nangu. fekki Macky Sall nekk président conseil économique social jox ko ñaari ministre Idriss Seck waxul loolu. parce que bu fekkoonte ne poste rek la bëgg loolu mënoon na ko am 2014. 2014 mënoon na ko am. parce que déjà il dit Covid bi nangam ak nangam crise économique. yow itam Moussa xam nga Idriss Seck nag Idriss Seck Sénégal mosu ko intéressé Idriss Seck jëmmam rek moo ko intéressé. xoola ba mu jógee ba élection yi jeex ak léegi fan nga gis Sénégal bëtam xonq Idriss Seck taxaw fa amul donc li tax mu ne l'appel de askan wi moo ko tax a tontu. damay wax waa Sénégal ne waxu dëgg. pour yow ay nar la c'est l'appel du budget moo ko tax a tontu. c'est l'appel du ventre moo ko tax a. kon gëm nga ñu ne xaalis a tax parce que man li ma jaaxal mooy démb bi may wàcc fii ci Walfadjri. sama mbokk journaliste wax na ma ne Idrissa Seck mi ngi jot 30 millions par weer. ma jaaxle lool bi ma xëyee suba gis journal lii Walfadjri lañ ma ko waxee mais ci journal bu tudd lii quotidien bu suñu mbokk Babacar Dione laa gis ñu bind ko est-ce que loolu lu yenu maanaa la déjà. bien sûr. parce que yàgg na bien sûr Macky Sall yàgg naa jox ay xaalis bu bari ay chef ay nitu parti. di leen compal. bien di leen compal bu baax a baax a baax a baax sax maintenant di leen compal bu baax a baax a baax a baax. Idrissa. c'est pas l'appel de la patrie moo ko tax a tontu. njariñul boppam moo ko tax a tontu. xam nga alpulaar dañuy wax naan nit ku liw moo neex sàng. Idrissa guddi yi sur le plan économique c'est difficile. doxatul ndax d'abord musta liggéey. parce que c'est un type très paresseux moom du liggéeykat. ensuite xëy na la mu yoroon mi ngi waaj a jeex xëy na dugg na ci ay engagement yoo xam ne. maanaam garaawal yi mënoon na ko caa fekk. loola nag bu ko ca Macky Sall fekkee suqali ko jàpp naa ne ci ku xam Macky Sall du ko nangoo def chef de l'opposition muy am liberté da koy jox conseil économique social environnemental. ba noppi di ko surveiller. bu nee daa bëgg a def tournée ci réew mi mu ne ko bul dem parce que Mimi Touré boo bëggoon na ko def mu ne ko bul dem. su fekkee daa bëgg recruter nit mu ne ko bul dem parce que bëgg dem ACP ba fa nekkoon la tax ñu jëlee ko fa mooy recrutement Mimi Touré yi. su fekkee daa wax daa critiquer gouvernement bi Macky Sall dàqu. loolu kii mi ngi suñ kanam. pour yow loolu mooy li bien sûr parce que lii moo gënal Macky Sall mu nekkoon chef de l'opposition. parce que bu nekkoon chef de l'opposition kon Macky Sall dafa fekk Idriss Seck ci xiif mu jox ko mu lekk pour contrôler ko loolu nga bëgg a wax. c'est tout. amul leneen loolu xam nga complication ma quand je vois des analyses ay retrouvailles de la famille libérale Idrissa libéralisme. c'est des histoires. Macky Sall libéralisme intéressé wu ko ça ne les intéresse parce que nag booy def retrouvailles de la famille libérale. tu commences par le PDS quand même. Ablaye Wade quand même. c'est-à-dire que Macky Sall moom il est dans une dynamique d'abord toroxal Ablaye Wade. kon loolu mu ne su ko boole ak logique gu. retrouvailles de la famille libérale. donc encore une fois nañu bàyyi Sénégal yi ñuy fooy maintenant Moustapha xam nga lan moo métti. Macky Sall Sénégal dañ ko fal jox ko ñaari jumtukaay. yoo xam ne da leen cee war a liggéeyal. muy le budget et le décret. moom mu di ko jël pour xeex ci ay adversaire am ci biir parti am. mu di ci jël pour jënd ci ay adversaire am ci classe politique bi c'est inacceptable et le Sénégal mérite pas. mais pourquoi Sénégal man li ma jaax mooy pourquoi Sénégal ay toog di seetaan loolu. mel ni ñu ko yëgul Moussa Sénégal dañoo yàgg nax yow itam xam nga Moussa Cheikh Anta Diop. parce que quand même bari na critique bari na depuis démb ak tey ñuy critique di se mais am na ñuy défendre ses choix. déet Sénégal yow itam ngay gis fii ñuy défendre Faidherbe. Sénégal nga gis Sénégalais bu ne gëdd ki noppam yu rëy naan Faidherbe li mu fi def baax na. naan colonisation bi kañ lay jeex. am na sax ñu ngi défendre Emmanuel Macron. am na ñu défendre Emmanuel Macron am na colonisation bi kañ lay indépendance bi kañ lay jeex. xam nga Moustapha Sénégal dañ noo yàgg a nax comme ni ko Cheikh Anta Diop di waxee. ba bu ñu ku ñu fi woote te naxee woo rek. nit ñi dañuy jàpp ne da nga leen a wor muy ci politique yi naxaate wax lu du nit ñi dëgg sàcc seen alal naxe leen ko ci la leen nit ñi di gëmee. bu dee même kilifa yi diine itam yombal lu jafe. maanaam dugal nit ki àjjana te du liggéey yu mel noonu. ci Sénégal moo yàq seen i bopp. justement Moustapha Diakhaté su fekkee ne mbirum diggante Idrissa Seck ak Macky Sall mbirum deq rek la ak enfin ni nga ko waxee noonu su ma déggee li nga wax. est-ce que jar na tey ñuy Idrissa Seck def discours di wax naan mi ngi remercier famille les foyers religieux ñu ko ñaanal ay instructions yi ñu ko jox wala loolu. daf ko àmbale rek pour bëgg ñu ko jaay. non Moustapha li garaaw du loolu. xam nga Idrissa Seck daa waxoon ne du kenn dootu ko takkal ndomba tànk. waaw dëkk dootu ko fal. kenn dootu ko fal. tey jii fal nañ kon waxu dëgg. mu waxoon ci bi muy def campagne ne daa bëgg a supprimer au conseil des collectivités territoriales. ak le conseil économique social et environnemental. xam nga tey jii mooy président bi kon waxu dëgg xam nga sëriñ su koy ñaanal.
damaa bëgg ñu wax Idrissa Seck ne ko d'abord nay wax dëgg parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ab jullit du wax lu dul dëgg te ñoom sëriñ si bu ñuy ñaanal koo xam ne Sénégal yëpp xam ne ni waxkatu dëgg bu ñu defu ndànk daañu daganal ci kanam xarkanu taalibe yi new fenn dagan na te loolu c'est très grave, c'est de leur responsabilité kon sëriñ si bu ñuy bala ñoo ñaanal Idrissa Seck nañ koy wax ne ko deel wax dëgg ñun ñii di politiciens yooyu sam bu ñu leen siyaare seeti bala ñoo ñaanal nañ ne leen nañ ñuy wax dee leen wax dëgg parce que Moustapha nag sénégalais moom ñu wax la ko ñu bañ la ko wax ñun ñi def politique moom ay waxkatu lu dul dëgg lañ ñu jàppe loolu bari na ji sañ ñu mu ko wax ñëpp mais bari na non Moustapha nañ ko wax xam nga damaa gis nga jàngoro boo ko tuddul doo ko faj du faju c'est-à-dire que sénégalais yi dañoo jëppi ñiy def politique parce que dañ leen a jàppe ay këppkatu kees dañ noo jàppe ay ñu dul wax dëgg lii moo am c'est pourquoi d'ailleurs boo gisee dara bu xewee ci réew mi classe politique bu ñu wootee kenn du wuyu xoola problème mbas mi Macky Sall lu ne lu mu daju ci takk leen masque gars yëpp faale wuñ ko te damay wax toujours ne gis nga bis bul 4 avril daje woon ak gàmmuk Tiwaawan wala màggalu Tuubaa ngay xam sénégalais yi teguñu kenn fenn état bi donc kon maanaam gis nga Moussa moi je crois que li xew nii liñ ci war a jàngat mooy nun suñu bopp ñun ñi nga xam dañuy def politique ñu tuubal askan wi gis nga jéggalu leen tuubal gis nga man assise tuubal maanaam assise nationale li ma def dañoo war def assise yoo xam ne classe politique bi ñoo koy def mu nekk tuubal askan wi parce que yàgg nañ leen a fen yàgg nañ leen a wor yàgg nañu leen a lekk seen kees parce que Moustapha boo xoolee Sénégal ak Corée du Sud ñoo tolloo woon 1960 tamit dëgg Sénégal ak Tunisie ñoo tolloo woon ni nu Corée du Sud rawee ak ni nu Tunisie waree lenn waralu ko lu dul yorin wur ban woo xam ne moom la nit ki yoree réew mi am réew na boo ko yoree 60 ans ba at bii ne ko jàpp naa ne war nga am ngoru jàkkaarlu waa réew mi ni leen tuubal naa leen tuub ga nag la muy tekki mooy la nga doon def dootoo ko def ñu taxawaat ci kaw Idrissa Seck ba léegi parce que bi ngay tàmbali waxtaan rek li nga wax mooy nañ ko simplal pour ñu comprendre jërul ñu fiy jaay science politique yooyu voilà mais quand même am na ñu ne dafa am benn deal bu dox entre les deux Idrissa Seck ak Macky Sall dans la perspective de 2024 nu schéma bi war a demee non man gëwuma loolu mooy pour yow mbirum xaalis la ak biir bu fees xam nga Macky Sall ku ko xam ne du ràccal Idrissa Seck nguur ku munta ràccal Aly Ngouille munoo ràccal Aminata Touré munoo ràccal Amadou Ba munoo ràccal Omar Youm munoo ràccal Moustapha Diakhaté munoo ràccal Moustapha Cissé Lo munoo ràccal Mbaye Ndiaye comme ne la dam lay ràccal waxul dëgg moo tax man la Moustapha la ma góorug socialiste ga waxoon ne mënumaa du ma ñëw ci Ablaye Wade ndax ni muy toroxalewu dëkkam moo tax ñi mu waa doon ganam Idrissa Seck bu yaakaaree ci Macky Sall dara maintenant nag loolu am naa ci ne du am Idrissa du gëm loolu parce que moom ci boppam moom dégg naa mu waxal ma boppam sa gémmiñam sama nopp Idrissa Seck mu ne ma la parole de Macky Sall n'est pas fiable lu mu la wax gëm wax na fi ne la parole de Macky Sall n'est pas constante n'est pas fiable lu mu la wax mën na caa génn ay waxam jërul dóor su doom kon moom jàpp naa ne maanaam fi mu ne. est-ce que yow mi liggéey ak Macky Sall nekkoon ci cabinet liggéey ak moom ci partem est-ce que da nga jàpp ne nit la koo xam ne mën na la wax ne la Moustapha Diakhaté bu 20h jotee ñu daje mën naa la jox nangam ak nangam doo ko gis. gis nga lu fréquent la ci moom su ma doon football ak moom. maa ngi moom ñuy football. su ma xoolee damay jàpp ne du ma paas. waaw c'est-à-dire que c'est quelqu'un même bu lay rendi day ree. moom Macky Sall. waaw bu lay rendi day ree. kon su ma nee dafa cynique tooñu ma. ah oui mais c'est le cynique kooku koy c'est évident c'est un cynisme terrible d'ailleurs. pire que Wade. oh xam nga Idrissa Seck daan lu wax daf ne Macky Sall a tous les défauts de Abdoulaye Wade. oui mais yorut qualité. Wade a beaucoup de défauts hein. Et Macky Sall en a suffisamment nag. waaye nag qualité Abdoulaye Wade yoru ko. gis nga Abdoulaye Wade dana nekk ci dara. nga fekk ko fa génne ko ci. man de lu dul benn du ñaar maanaam ñaari yëf. mu bëgg a def dara. ma génne ko ci. nga génne ko ci moo Abdoulaye Wade. am na ñu ko bëggoon a tëjlu Abdou Latif Coulibaly. ah oui. maa ko ca génne. ne ko bu ko def. waaw bu ko sa xel xalaat. mu ne bàyyi naa ko. jombal loolu. ëpp nga loolu. yëngal xol bi mu génn ci. Idrissa Seck mi jàpp nañ ko accusé ko attentat à la sûreté de l'État. oui. ah réew mi nag ginnaaw Moussa pexe daa bari ma fexe ba am sa ba am. audience ba oui. PV d'audition bi audition bi comme ni ko presse bi amee. waaw ni ko presse bi amee ab journaliste sama ko jox sa de. ma dem ma ne ko wan ko ne ko sëñ bi lii jërut tey. nga wan ko président Wade yonent bi ne ko lii jërut tey Idrissa Seck kaso mu xool ko da du mooyu. yëf ya fa la yem. ci la ko bàyyee Macky Sall nag bu la dee rendi même boo ko nee bàyyil mu teggee. bu subaa boo ñëwee da nga fekk waajibaat bi dagg. allahu akbar alors schéma bi ma gis nag depuis démb ak tey Moustapha Diakhaté Idrissa Seck nga dégg ko mu wax.
Macky Sall présenté gouvernement am ak tout le cérémonial qu'il faut Abdou Latif Coulibaly ñëw taxaw Seydou Gueye ñëw taxaw waaw voilà Idrissa moo tudde woon la dame de compagnie d'ailleurs ñu lire benn discours moom Seydou Gueye expliquer fi président bëgg a dem et tout nga dégg Idrissa Seck mu wax quelques minutes après ngay am sentiment wu ne dafa am benn manque de respect ci Sénégalais est-ce que d'abord li nit ñi yaakaar ne manque de respect loolu la non bi ma xoolee Seydou Gueye di wax oui c'est-à-dire dama rus parce que moom ci boppam ba ma koy xoolee xam naa ne moom gëmul sax li muy wax. gëmul li ñu ko wax loo. gëmul sax li ñu ko wax loo naan woy ouverture rassemblement solution problème c'est-à-dire gouvernement Macky Sall ban problème la mën a solutionner bu gouvernement Macky Sall ndax mën naa tee xale yi seen yaakaar sax ci réew mi ba bàmmeel bu sori gën a leen nekk toog ci réew mi. ñuy dem ci géej gi ndax gouvernement Macky Sall mën na ko dindi ndax Macky Sall gouvernement Macky Sall mën naa tee. nappkat yi tàmbalee Guet Ndar ba ngay dem les îles Caravanes tu mu nag coono bi ñuy dund mu deñ ndax gouvernement bi mën naa tax ba sàmmkat yi génn ci seen jafe-jafe ndax mën naa tax baykat yi seen génn jafe-jafe ndax gouvernement bi mën naa tax corruption bi détournement de deniers publics yi dañ ndax gouvernement bi mën naa tax insécurité bi am ci mbedd meeg tëli buntu kër yi dañ non buñ fontoo nit ñi. gëmoo ci dara mais c'est un gouvernement de politiciens un gouvernement politicien. boo xam ne defar Sénégal toog koo jóg. est-ce que kon ñi ci génn finalement wuruñu sant yàlla. kay gis nga Moustapha man damay sant yàlla ba ma yii fekkut ak Macky Sall. d'abord doon na jafe parce que man dama koy wax li ma. waaw di fàttali ne ba mu la naree fekk ak Abdoulaye Wade ci nga créé woon wàccoog alternance. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax ba ma fekkut ci lii. moo tax may di sant samay waajur di sant yàlla subhanahu wa taala di sant sama baay ba Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé Fatma di sant Cheikh Anta Diop parce que def nañ ci man ngor goo xam ne yàlla dimbali na ma yu mel nii du ma ko fekkee maa ngi koy sant la parce que nag lii Macky Sall def ku ci ànd ak moom bis dina ñëw histoire dina le sujet su boobaa da nga am gàcce. wax nga ñu sànq ne schéma le schéma initial bu ñu ko mënee tuddee noonu. moo doon defaroon nañ décret ba pare sax nga wax. pour que projet de loi pour que Idrissa Seck nekk le chef de l'opposition léegi mënatul nekk chef de l'opposition parce que mënoo nekk. voilà donc le chef naturel de l'opposition finalement c'est Ousmane Sonko. moo jëloon 3e à la présidentielle. le chef légal. lu tax non parce que bu fekkee chef de l'opposition dañ ko war a jox ab barab bu muy liggéeyee ak kër gu muy dëkk ak koppar yu muy liggéeyee. waaye Moussa yow xam nga ne Macky Sall du jox loolu Ousmane Sonko nag yow dem c'est affaire chef de l'opposition moom. jàpp naa li ëpp chance mooy. dañ ci wax mën nañ ko jàppee xiinu suba xam nga xiinu suba moom mën naa. kon li mu pare woon pour jox ko Idrissa Seck pour mu jiite opposition bi du ko jox Ousmane Sonko parce que li mu bëggoon rek mooy fu mu feree Idrissa Seck ba mën koo mosal ba mën koo compal. ba du ko sonal ginnaaw léegi nag Idrissa far na màbb nag dugg ci biir see ci yëf yi affaire dialogue politique beeg le dialogue national bi yooyu yëpp Macky Sall il a mis une croix sur ça parce que bu dee dialogue politique bi xëy na la ñuy def mooy audit du fichier électoral mais le gouvernement est déjà mis en place bu dee dialogue national il a déjà son plan de relance donc dialogue national la fay génne et puis d'ailleurs waxoon na leen ko sax keroog bi nga xam ne moom lay lancer dialogue bi ne c'est moi qui définis la politique de la nation Macky Sall booy wax sax ci réew mi da lay woon ne la waaw man c'est moi qui définis la politique de la nation c'est-à-dire il n'accepte même pas ku bokk ci kër gi di xalaat ci réew mi non mais attends c'est-à-dire que affaire yooyu pare na ci moom li mu bëggoon mooy c'est-à-dire que schéma bi mu doon def moo Idrissa ak ñoom Oumar Sarr dialogue bi maanaam li ko taxoon a jóg rek mooy maanaam daganale ko li nga xam ne moom la bëgg maintenant li mu bëgg am na ko. affaire u dialogue bi jeex na ay Famara Ibrahima Sagna yëpp pare na ci est-ce que tey am na ñu wax ne li ñuy def yëpp dafa am combine boo xam ne mu nga jóge ca la famille de Senghor ba yegg si ci fii. ñu ne schéma yi ñuy teg yëpp c'est pour def lu ñu mën pour que ku mel ni Ousmane Sonko par exemple bañ a dem au pouvoir en 2024. oui ça fait partie c'est-à-dire ça fait partie parce que xam nga Sénégal dafa c'est un pays c'est-à-dire ce qu'on appelle bon. ñuy wax la perpétuation du système de position coloniale. du système oui parce que xam nga tubaab bi ñu yoree réew mi. bay dem dañoo seet ci réew mi ñi ñu yar def ci ñoom seen jikko xam ne daañu leen sàmmal seen i teraanga ñu jox leen réew mi. loola ca Senghor la tàmbalee. ñëw ci Abdou Diouf Abdoulaye Wade génn ci système boobu. Abdoulaye ba bu génn ci. Macky Sall waxi noppi. autrement dit c'est la famille politique de Senghor ba léegi moo gouverner Sénégal bon ñun ñi nga xam ne dañoo def dañoo bokk RND. dañuy sentir ne effectivement. c'est la perpétuation du système de possession coloniale maanaam tubaab yi ni ñu yore woon réew mi. di sàmm seen i njëriñ ñi pour ñu tubaab yi yor réew mi. ñooñu noonu lañ génnee maintenant nag pour man Moustapha. la question du changement du ma ko tuddee ay changement non c'est-à-dire que Sénégal ci boppam la ñu waroon def 1960 maanaam teg réew mi ci suñu taawal ji. waxtaane ko xool yi weneen yoon wuñ jaar
man jàpp naa ne loolu mooy li Moustapha Diakhaté est-ce que mën nañ ko def avec ñi nga xam ne les hommes yi ñu yor nii ñu la classe politique bi ñu yor. non kay xam nga classe politique bi rek jàpp naa ne bu ñu ko jëmee ci ñoom ne dañoo bëgg a résoudre problème Sénégal ak la classe politique du sotti maanaam Moustapha waa Sénégal ñoo war a changer seen bopp Sénégal xam nga Moustapha damay jaaxal réew mu toll na Sénégal maanaam dafa nekk réew muñ xaaj ñaari xaaj 1960 ñi pour ñu tubaab yi ñoo yor réew mi boobaak léegi ñooñu fi fekk ñuy jàng diine di jàng arab parce que boo xoolee daara yi ñoo nekkoon école nationale d'administration ci jamono bi tubaab bi ñëwagul ci réew mi. fa lañ doon formé nit ñi école daara yi ñoo nekkoon le CFJ centre de formation judiciaire parce que foofu lañ doon génnee kadi yi. daara yi ñoo nekkoon les secrétaires d'administration des royaumes yi nekkoon Sénégal. bi tubaab bi ñëwee ñu nataale leen bi Senghor jëlee réew mi mu génne leen ci wax ñoom sëñ Falloog ñi kilifa yi diine yi ne leen yéen yem leen ci di tudd gone yi buñ juddoo. di jullee seen suñuy néew te dinu ñaanal. ñun nangu ko jàpp naa ne ñaari Sénégal yooyu nag face à face. fa muy jëm Moustapha du baax. moo tax ma jàpp ne dañoo war a tëggaat beneen Sénégal gu bees. gën cee jox place am diine ci biir place bi rawatina nag ci école bi. parce que Moustapha dama dul comprendre budget bi nga xam ne moom la ñuy def ci école publique bi damaa jàpp ne war nañoo fexe ba suñu doom yi bu ñu juddoo. bu ñu leen dugalee ci école boobu daañu fa mën a jàng alxuraan diine ak christianisme ak diine joo xam ne daañu mën a xam li leen yàlla tere ak lim leen digal daañu xam li leen yàlla tere nuñ koy bàyyee ak lim leen digal nan lañ koy defee. ba noppi nag ñu jàngal leen ak xarañ goo xam ne daañu mën a jànkonteeg jafe-jafe adduna. loolu nag pour ñu tabax ko. damaa jàpp ne bu ñu ci xaari ne classe politique bi ñoo ko def. wala classe maraboutique ñoo ko def duñ ci génn mooy ñaar ñëpp a war a dugal seen loxo ñu samp réew mi ci sunu kanam tëggaat ko garab gi au lieu ñu dagg cer ñu déqi ko yoon wi ñu jaaroo 1960 ba léegi sa jëmul kër ñu changé ko. wutaat beneen jublu beneen xibla. jàpp naa ne loolu bu ñu ko defee mooy li mën a génne Sénégal ci yu mel nii parce que nag boo gisee réew mi ñu ñeme ak politiciens ñeme di wax lu dul dëgg. di lekk kees leen rek ko waral. muy lan mooy dañoo jàpp ne politique demul àllaaxira. waaw loolu lañ gëm. keese te nag nit ki moom bu juddoo ba xasee majeur. lu mu def ci dundam boo dee dina ko lijjanti moo yoon suñu borom te nag damaa jàpp ne defari jikko. loolu dafa bokk ci li tax yàlla yónni. est-ce que suñu politiciens yooyu seen préoccupation la parce que souvent soo koy wax sax naan dañu war a sàmm seen kàddu ak nangam dañ lay jàppee koo xam ne da nga naïf ou quelque chose comme est-ce que ñoom yooyu seen préoccupation maanaam di nga expliquer wu devant yàlla ak. boo jógee ñu naan bon les en politique les promesses n'engagent que ceux qui croient. maanaam jàpp nañ ne politique moom naxaate la politique wuruj la politique lekk sàcc alalu réew mi di leen ko naxe la. loolu nag Moustapha moo war a dañ Cheikh Anta Diop dans Sénégal kaay sàcc ma nax la mooy politique Cheikh Anta Diop loolu la doon wax Moustapha tant que loolu dañut Sénégal du jóge ci jafe-jafe yi mun tant que ñi gën a jikko rafet ñi gën a rafetu jikko jiitewuñu réew mi du jëm ci kër te malheureusement nag bu ñu waxantee suñu dëgg Moustapha ñi gën a ñaaw jikko muy ñun politiciens yi ñoo yor réew mi sori alors politiciens yooyu sax ci ay schéma lañ nekk ñoom tout le temps schéma yi 2024 ci la bokk man dama jàppoon bi ma dégloo analystes yi yeeg borom xam-xam yi wax que ni Idrissa Seck boo defu ndaak mu nekk dauphin wu Macky Sall nga ne gëmoo loolu mais est-ce que jàpp nga ni Macky Sall si boppam dina dem 2024 oui gëm naa ne boo dina présenté wu non xam nga au-delà de 2024 Macky Sall n'est pas dans une logique de quitter le pouvoir au Sénégal ci loolu la nekk maintenant nag schéma yi bari na waaye Macky Sall nekkul ci logique gu jóge ci maanaam pouvoir bi au Sénégal nekkul ci loolu na mu cay defee nag maanaam mi dana feeñ parce que boo xoolee même ni muy seppee ñu àndaloon démb di créer ñeneen ñu bees ñi muy créer ñooñu bu bëggee troisième mandat ñu ànd ceeg moom d'abord parce que ñoom bokkuñu ci ñi xëy na xeexuñu woon troisième mandat ci jamono Abdoulaye Wade mais deuxièmement mooy maanaam li ñu nar a mos ci mandat bi du yàgg goo xam ne xëy na daañu bëgg a mosaat fii ak 2024 dañu bëgg mu ginnaaw politiciens yi moom nun ñëpp suñu bopp rek nu yitteel fu condition yu tax nu man di mos yu ne nag buñ ko mënee sàmm loolu la ñuy sàmm kon daal gëm nga ne mën na présenter wu 2024 ba beneen sax man de damaa jàpp ne gis koo xam ne boo nee mënut a am troisième mandat mu dagg sa baat su yaakaar ne da ngaa bëgg a nekk candidat mu dagg sa baat soo ne mën naa am téeméeri mandat mu sargal la yokk sa ndomu tànk même bu fekkee da ngaa wax nañ jëli jaas yi ñun pël yi rey ñi bañ loolu kooku nag wax dëgg yàlla Moustapha nag boo ñaawut njot wala boo rafetut njot ci troisième mandat Moustapha boobaa nous serons très naïfs c'est de la naïveté que de penser que Macky Sall il envisage de quitter le pouvoir un jour. Alors le peuple sénégalais dans tout cela lan la ñu war a def sénégalais yi jàkkaarloog loolu di ko xool constitution bi seen constitution la mandat yi ñoom ñoo ko voté woon lan la ñu war a def ñun ñi nga xam ne xëy na yàlla dimbali noonu ba ñu ràññee ñun ñoo war a fexe ba wax ak askan wi gis nga Moustapha
Cheikh Anta Diop dafa daan wax lu tey boo lee lire même livre Cheikh Anta Diop da nga ko gis en filigrane loolu rek moo ciy feeñ. dafa daan wax naan Afrique Sénégal. xel yi dañoo ràgg. xel yi dañoo ràgg. xel yi ràggu xel gi nag colonisation beeg ñàkk jàng bi lépp xel yi ràgg na. ñàkk xel yooyu ràgg yu nit ñi nag dafa indi tax ñu yaari yëf di leen dal. benn mooy dañuy gaaw a tiit. ñaar dañuy yomb nax. kon ñun ñi nga xam ne Sénégal daf noo yitteel li ñu war a def mooy def plaidoyer ci réew mi. wax ak askan wi ba xel yi ràgg bi dañ yomb gaaw a tiit gi dañ yomb nax gi dañ gis nga yaar yi yett yi bu ñu ko réaliser rek Moustapha. Sénégal gu bees taxaw parce que Sénégalais yu bees ñoo fi nekk. d'accord mais est-ce que en attendant Sénégal bi est-ce que si jamais Macky Sall bëggoon a présenter en 2024 wax nga sànq ne Sénégalais yi depuis démb moom soo gisee xam ne pare nañ ci moom. est-ce que yaakaar nga dinañ ko ci bàyyi mu dem wala boog. gëwuma ko xam nga boo xoolee président Abdoulaye Wade. xam nga boo dee en termes de comparaison d'envergure intellectuelle. contribution à la démocratie yooyu Macky Sall du àggul Abdoulaye Wade ci wee. mais teewul bi nga xamee ne Sénégalais sentir nañu mi ngi leen di bëgg a fontoo. le 23 juin bëgg fii indi lu kenn xamut. Sénégal dañoo wàcc ci mbedd mi ne ko du ci dal. ne ko président bul def bul laaj troisième mandat mu dëgër bopp. Sénégal yi xaar ko bisu wote ba. wan ko seen gis nga Sénégal. day askan woo xam ne day mer fanaanal. c'est-à-dire que maanaam day ñàngoor yoo xam ne mën naa modd aw ñay ba noppi di nelaw ba mu rees. waaye bu Macky Sall bu jàppee ne mën naa am troisième mandat dana Sénégal gi buum dana ko maanaam li ñuy wax tama dana ko ëppi buum la Abdoulaye Wade gis dina gis téeméeram. Ah oui. parce que nag gëm naa ne Abdoulaye Wade fekkoon Sénégal yi teguñu fa Macky Sall. bokkuñu Abdoulaye Wade li mu contribuer ci la démocratie du Sénégal Macky Sall contribuer wu ko ci. Abdoulaye Wade ni mu contribuer pour améliorer l'état de droit du Sénégal Macky Sall defu ko. kon ndéem Abdoulaye Wade lañ bañal loola. asemaak na Macky Sall. d'accord une dernière question Moustapha Diakhaté yëkkati woon nga fi benn kuréel ba ne woon defaraat APR yu demee noonu tey jii gis nga li dal ñoom Aminata Touré Aly Ngouille Ndiaye en tout cas ñi nga xam ne wax nga sànq ne yéen a demoon jëli leen ak Macky Sall. est-ce que tey am na possibilité que ñooñu retrouver wu ci quelque chose. Ils ont intérêt en tout cas de façon ñun. am na glissement bu ñuy def du ma ko mën a wax fii parce que damay bañ a. d'accord ginnaaw dama ko seq gi nit. d'accord waaye fan yi daañu annoncé benn initiative boo xam ne. dinañ ko def. parce que li ma jàpp mooy luy jot na Moustapha Sénégal mu ne su ko bàyyee Macky Sall mu di ko foyee ñun nag li ñu bëgg mooy indi fi geneen Sénégal bu bees maintenant Sénégal gu bees googu nag. ci sénégalais bu bees lañ ko jàpp. damay maanaam li ñu bëgg a def rek. ci mën naa la ko wax mooy. ñi maanaam na Alaaji Maalik defoon ci teewoon maanaam jaayanteeki gor ba tax ñu tasaare tarixa bi na Serigne Touba jaayanteeki gor ca Mbàkke Kajoor ba tax ñu tasaare yoonu murid ba léegi muy avancé bi su yàlla sax dañuy seet nit ñoo xam ne Sénégal rek mooy seen yitte ñu jaayanteek ñoom ngor pour nag dugg ci réew mi pour xel yu ràgg yi ñu faj ko 2 gaaw a tiit gi ñu dindi ko yomb nax gi ñu dindi ko ci askan wi su boobaa Sénégal gu bees taxaw. cant gërëm ñeel na la Moustapha Diakhaté moo nekkoon tey ganuk l'édition du soir amoon mbégte bu baax nag di ànd ak yow ci waxtaan wi di gërëm bu baax Mami Kanté ak Pape Modou ñu nekkoon ci caméra bi di gërëm Cheikh Tidiane Ndiaye moom moo fare woon ci régie bi.